nervi ce sont des hors la loi te nag Fatou Abdou nga may ma foofu ma def fi benn remarque bu ndaw nervi ak les marrons du feu ak ñi nga xam ni état bi moo leen tàggat sous la protection des forces légales loyales ñu leen di gis bëccëg ñu yor seen ay armes di ko tirer ci ay nit di attaquer ay nit police ak gendarmerie aussi di ko gis kenn du ci wax loolu aussi dafa nekk loo xam ni dañ ko war a seetaat parce que aussi ku ñu rey da ngay perte te à ce qu'on appelle la légitime défense citoyen bu nekk may nañ leen si ton intégrité physique est menacée mais tu es libre de te défendre à la place de Barth qui ne se serait pas défendu ñun Sénégalais yi kon léegi faral nervi yi des forces qui ne sont pas occultes envoyé par le pouvoir ñu défendre leen moo gën ñu défendre benn maire boo xam ni il est au service de la République askan wi la fi nekkal loolu aussi dafa nekk loo xam ni dafa doy waar te nervi yi aussi il faut qu'ils arrêtent parce que jour bu jeunesse bi jógee nervi dootul amati Sénégal et ça il faut qu'ils le comprennent. Alors c'est clair alors Fadilou procès bi renvoyé nañu ko ba benn fan ci weeru décembre renvoi bi motif bi mooy avocat partie civile bu ñu ko waxee mooy ñi nga xamante ne ñoom la kii di Barthélémy Diaz waroon jàkkaar lool te ñoom ñu tuumal ko loolu nga xamante ne moom mooy Fat Ndiaga Diouf ñoom ñoo teewul fa nga xamante ne moom mooy ci biir procès bi ba tax ñu renvoyé ko mais Barthélémy Diaz bi ñu convoqué mu jël tout ce temps aussi est-ce que nekkul ci li ma doon wax sànq rek bëgg mbir mi yeggoon fii mu mel ne démonstration de force bu opposition bi doon def pour wane boppam ci li nga xamante ne moom la ñu jël comme élection locale. Merci Fatou mais bu nekkee sax démonstration de force ñun dañ naan c'est de bonne guerre ba pare tant que jéggiwul charte réew mi ci fonctionnement bi ak organisation bi. amul dara loo xamante ne war na ko ci fekk. comme ni ko ñëpp waxee appel lañ def te moom moo def appel. pour lan parce que dafa bëgg ñu seetal deram bu toogoon. leneen mën na ko si bañ fekk ndax 6 mois yi nga ko denkoon ne ko da koy tëdd ferme tëdd na ko ba pare. mais Fatou Abdou sànq li xew si yoon bi dafa garaaw de man je là-bas dañuy dox fu nekk ñuy bari déjà le Barthélémy Dias si quartier dañ ko tere mu génn. ba ñu génnee ñëw fi affaire yi gën a grave mooy bi ñu duggee ci rue 7 bi. rue bu xat ñu bloqué ñaari koñ yi. de part et d'autre kenn mënul accéder. journalistes yi nekk fa. ñoom ñu tëjoog gars yi ci biir parce que ñii dañoo nekk leader Yewwi Askan Wi ñoo nekk ci benn kër leader politique yi nekk Yewwi Askan Wi ñeent ñi en l'occurrence nekk ci benn kër ni ci bloqué leen ñu gis nag bi leen bloqué yëpp man maa ngi fa woon taxaw ay renfort di ñëw ba foofu dafa fees dell bañ demee ba jël leen ba dugal leen seen oto ñu war a génn aussi xam nga lan moo xew benn oto xaw ma GIGN la xaw ma bib la moo taxaw ci kanamu oto Déthié Fall ak Ousmane Sonko bi ñu duggoon ak Malick Gakou ba tax ni oto boobu mënul avancer dem li ma lay wax nii man am naa ko film fii sama téléphone. de ce fait nit ki boo ko bloqué te mënul jël otoom dawal wëy génn ndax libéré nañ ko mais dañoo jàpp ni chargé ñu comme ça bloqué ñu sandwich ñu ci kanam ak ci ginnaaw ba ñu génn ci rue 6 bi nga xamante ne moo ëpp espace ci saa si nga gis ay éléments génn ñëw rek comment chargé gars yi ci lañ dóor ay bombe lacrymogène. ñu dawal oto yi daw fële yàggul ñu jàpp leen ne arrêté nañ leen SRAS comme ni ñu fi gisoon au mois de février mars passé mu nekk provocation boo xamante ne amul sens sànq Pape Malé mi ngi wax naan politique bi ñuy def dafa xew yi politique gu ay sos ak ay wax lu dul dëgg ak yooyu noonu je suis désolé mais ñëpp a war a wax loolu sauf Pape Malé parce que moom xam na ni président nguuram incompétence moo tax ñu am problème yi yëpp moo tax tey ñu bëgg a régler mandat bii di ñëw ci yi ñu nekk nii démb rek bi ñuy def levée d'immunité parlementaire yi seen ministre de la justice war na taxaw un ministre de la justice un ministre de la république taxaw ne vraiment dafa naqarlu ci xol ngay gis koo xamante ne yéen a bokk parti politique ñu koy jël di ko teg yoon ministre de la justice moo wax loolu Malick Sall mooy ministre de la justice bi nga xamante ne bañ nekk ci dossier Ousmane Sonko moo taxaw def discours bu extraordinairement dangereux fële ca Fouta def ko ci langue maternelle ci langue maternelle ba bañ traduire ko tey ñu ngi wax wàllu justice mais justice bi ñëpp xam nañ ni justice bi dëgg-dëgg justice bi dafa am problème ba moom ci boobu moo koy wax justice bi xam nañ ni Khalifa Sall bii nga xamante ne jàpp nañ ko taxañee dossier am en un temps record ba muy def appel fekk na appelu Barthélémy Dias moo ko jiitu téeméer yoon ñu bàyyi ko fa jël appelu Khalifa Sall traité ko en un temps record parce que bëgg nañ ko bloqué encore que li ñu ko doon toppee rapport IG bi mësul wax loolu donc tey bu nekkoon dañuy wax rek ay sos ñàkk a wax dëgg ak affaire yu mel noonu je crois que ñëpp xam nañ dëgg fan la féete dafa am lu am solo
Fatou Abdou tey dañu nekk si benn Sénégal boo xamante ne xeex pour état de droit xeex pour justice ak équité xeex pour bonne gouvernance xeex pour Barthélémy Dias xeex pour local yi xeex pour 2024 ak législative yi lépp benn combat la président Macky Sall li mu wane mooy moom rapport de force la xam. mais est-ce que war nañu yegg ci violence bi kat. violence bi ñu tàmbalee gis ñu dénoncer violence ba nga xam ne amoon nag Casamance. ci songante diggante ki nga xamante ne moom mooy Doudou Ka ak Ousmane Sonko mu indi blessure ñu gis ko fi nga xam ne mooy Kédougou ñu gis tey li am est-ce que foofu la ñu war a yóbbu fi nga xamante ne. nga may ma jaaree mooy élection yeeg pour gagner et tout. nga may ma jaaree sunu mbokk yi nga xamante ne daanu nañ foofu seen famille ñoom ñëpp ko jaaree Sénégalais yëpp. di masawu aussi sunu tey am nañu 2 blessés kenn si seen côté la nekk yéen journalistes yi. ki si des ci ñun la nekk. ci bopp lañ ko dóor loo xamante ne mënoon na ko rey. président Ousmane Sonko toog na ci kanamu oto ñu dóor ci vitre bi. projectile boo xamante ne bu duggoon bu dalee si dënnam wala mu dal si boppam mun na jël bakkanam mais président Macky Sall dañ koy artu de man dama def benn émission Walf Fadjri toog si émission bi waat balaa nga xamante ne jàpp nañ président Ousmane ma ne ko billaahi wallaahi taalaahi bu ñu jàppee Ousmane Sonko Macky Sall dina génn sukk jébbalu Sénégalais yi parce que dañu jël passif def ko affaire boo xamante ne affaire u caaxaan la affaire u fort la il faut que les gens reviennent à la raison il faut que les gens soient sérieux président Macky Sall yàlla moo def mu am plébiscite entre 2011 et 2012 ba bañ ñu jël tabb ko tey loolu noonu Sénégalais yi doon yëg ci moom la ñuy yëg ci Ousmane Sonko mu nekk koo xamante ne Sénégalais dañuy am yaakaar ci moom bu mu yaakaar benn yoon ne war na mën a ñëw faagal ko dal ci kawam sànq fi ma li ma doon lim sànq nga dagg ma Fatabdou combat yi ñuy def yépp Sénégal du ay combat yu bëri de benn combat unique la parce que tey lenn moo fi nekk benn nguur goo xamante ne façon abi bu nekk mu ngi koy def façon abi bu nekk tey jii boo jooyee am la naqari bëgg dem police boo demee police mun nañ la faagal bu nekkee amoo fa xamee justice bi ñu ngi koy jooy bëgg a jàngi ñu ngi jooy bëgg a lekk ba suur ñu ngi jooy on parle de 8 millions de nit yoo xamante ne dañuy dugg ci affaire pauvreté 6 millions la ñu wax te sax 8 millions la ndaxte jëluñu woon parce que seen étude boobu dugalul li nga xamante ne moo war a jógee ci affaire Covid bi 2 millions yooyu Fatou Abdou état bu responsable état bu sérieux état bu bëgg a liggéey dëgg am nga yu bëri yoo xamante ne war nga ko tal loolu dem say opposant ne da ngay jéem a faagagal da ngay jéem a dal seen kaw fi nga xamante ne moom laay jeexale mooy man damay lancer un appel aux jeunes yi nga xamante ne ñëpp félicité nañ leen Sénégal Ndiaye kenn du ko defar sans sa jeunesse tey ñëpp génn nañ en masse soutenir Barthélémy Dias ànd sek leaderu Yewwi Askan bi yëpp jeunesse boobu moo taxaw am lu mu wone mu nekk 2e défaite président Macky Sall devant les Sénégalais parce que arrogance bi mu wane suffisance bi mu wane ñëw taxaw bëgg a not nit ci ay affaire complot am ci benn défaite rey si ay bakkan doomi aadama